Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaajëf Ndir. Asalaamaaleykum mbooloo mi fi daje yëpp ñu ngi nuyu ñëpp. Tey nag damay wax ci turu comité de sécurité bi nga xamante ne ñoo ma désigné comme coordonnateur rek pour wax ci seen tur. ñeneen mënoon nañu wax mais mën nañu désigné pour informer waa Yoff gannaaw buñ ko defee ci biir Ndenat di leen xamal que ne comité de gestion bu Ndenat compte tenu pandémie bi fi am muy Covid-19 bi gannaaw bu ñu formé seen comité daan Covid-19 à Ndenat toftal nañ ci benn comité de sécurité boo xamante ne bii moo leen di jàppale ci liggéey bi ngir ñu mën a respecter les mesures barrières yi nga xamante ne yi moom la ñu santaane ñëpp ñu jaar si muy raxasu loxo yi muy port systématique de masque yi ak distanciation sociale boole ci tamit li ëpp ci importance muy respect couvre-feu bi nga xamante ne bii de 9h à 19h de 9h à 5h du matin. loolu tax nag ñu ériger ay mën nañu ériger fii ay check point yoo xamante ne mooy nekk ci mooy ceinture Ndenat bi yëpp teg fa ay anciens hommes de tenue moo xam policier gendarme douanier militaire sapeur ñëpp confondus ñoo xamante ne ni ils sont à la retraite actuellement ak sax ñoo xamante ne ni ñu ngi en activité ñoom ñëpp booloo nañu pour dooleel comité de gestion bu Ndenat jàppale leen ci fànn boobu xamante ne am nañ fa lu ñu xam te bu ñu tëb rek nag def ko comme ni ko Issa junjee na ko sànq am nañ ci avalu la kii sous-préfecture madame sous-préfet si boppam waxtaan nañ ci fii joxe na avalam waa foire de même que la police pour gàttal daal comme këyit boobu leen Issa wan leen loolu am nañ ko ba jox ñu sañ-sañ boo xamante ne bii danañu may bépp action de police boo xamante ne bii mën nañ ko def ci biir dëkk bi en rapport nag ak les forces yi nga xamante ne yi état moo leen yónni ñu koy def fii ñoom ñooy liggéey ñuy wax waaye Yoff ne loolu ñu décidé fii en Ndenat amaana ba amagul ci yenn quartier yi mais fii ci Ndenat désormais ku fiy ñëwati na nga bàyyi xel ci loolu xam ne structure boobu am na fi te ñoo fi nekk ñu teg leen fi légalement ñu war a jàppale nit ñi kuy duggati Ndenat boo leen gisee foo fi jaar di nga leen gis foo leen mën a gis xamal ne yoon moo leen fi teg gannaaw bu ko comité de gestion Ndenat dogale ñu di leen ñaan di sensibiliser nit ñi ngeen xam ne du affaire épreuve bu force du dara mais aar suñu bopp la aar képp ku fiy dugg ak kuy génn képp ku ñëw jaar si checkpoint yooyu bu ñu la téye moo xam juddu Yoff nga moo xam faneen nga jóge bu ñu la téyee boo solul masque danañ la téye boo nangul raxasu danañ la téye ak yeneen yi nga xamante ne yëpp soxla nañ ko pour xeex ak Covid 19 bi. ngeen jàppe ko noonu Ndenat am na comité boo xamante ne bii si loolu lay dox ba képp ku fi ñëw na nga conformé wu si ñun li ñu ne mooy dox si suñu dëkk. lii nag dañ ko commencé Ndenat di ñaan yàlla bu mënee law ci biir dëkk bi bu tey amul benn problème bon kii bi comité bi fi mu toll nii ñii ko constitué mooy les militaires
dans un premier temps les anciens militaires ak ceux encore en activité ñoo ne ci comité bi bon xamal leen ko noonu dañuy liggéey pour njariñu Ndenaat par-delà Ndenaat Yoff ak Sénégal gi yëpp ngeen jàppale ñu si comprendre ñu ba fu ñu leen téye ngeen ànd ak ñun ci kàddu bu ko defee rek jàmm ak salaam am si dëkk bi loolu la ñuy ñaan yàlla nañu ci yàlla yóbbu wasalaam. jërëjëf El Hadj. voilà jërëjëf Birame message bi jàll na li nga wax am na solo trop ndax képp koo xamante ne kii yow jóge nga ci biir dëkk bi di ñëw dina bàyyi sa xel ne à partir de 9h am na sécurité bu nga xamante ne bi am na ci dëkk bi waaye it dañuy jóge rek ci yow dem xool ji ki nga xamante ne kii moom moo fi teewal imaamu ratib bi bu ñu waxee imaam rek moom moo teewal imaam yi nga xamante ne moom moo na ci quartier bi bu si mel ni imaam Mouhamed Ndoye Papa Lamine Mbengue moom moo ko fi teewal Papa Lamine ñu jox la kàddu. salaamaaleykum wa rahmatulah. dindil mas bi ba pare waaw. salaamaaleykum wa rahmatulah. ñu ngi yëkki kàddu de ci kàddu ñi nga xamante ne ñooy imaam yi ci quartier bi ku mel ni kii imaam Badou Samb yal na ko yàlla yëpp wér ñu koy ñaanal yàlla mu dellu si waat jàkk ji yàlla mën na ko ku mel ni kii imaam Momadou Ndoye imaam ratib di imaam ci quartier bi ku mel ni kii imaam Papa Thiaw ak seen i naayib yal leen yàlla may wér kàddu gi nag dafa jaare sama làmmañ rek waaye ñoom ñoo ko moom macha allah li nga xamante ni jikko wax nañu ko loolu mooy li nga xamante ni moo waral doomu aadama di julli mooy set doomu aadama jullit boo setul doo man julli te li ñuy wax yépp nag set la aar dëkk bi aar Sénégal mais loolu mooy set bu ñu demee nag ba am ay xale yoo xamante ne macha allah bàyyi seen lépp yitte yi ni mu baree ñu bàyyi seen lépp du ñu jàppale ku dëkk si dëkk bi waxuñu man du ma wax du ma wax mais ku dëkk Yoff rek nga ñëw mais ñu lay jàppale si loolu nag yow war nga am mat ku toll ne ki nga jàppale leen si ko imposé wu ñu kenn dañuy dox nag bil islaahi nag yàlla bi mu naan jullit yi dañu war a dundee si islaax lu mel nii la islaax moo waral tey lii am nii ku nekk nag di xar sa tànk tubéy pour mu ko bàyyi ko fi loolu la xale yi taxaw nag bu ñu xëccoog ñoom si raxasul bu ñu xëccoog ñoom solo la masque wala dugg seen dëkk bi mais loolu l'islam mooy jëkk sante loolu sax dëkk bi nga xam ne dafa am feebar boo xam ne day wàlle dama ne yow l'islam dana ne bul dugg ci dëkk boobu nag di ko wàll ñooñu ñi fa nekk te mu dal leen bu ñu génn dem di ko wàlli ñi nga xam ne ñooy ñeneen te xamuñu nag si kan la nekk feebar mais lii mooy balaa gis nga balaa bu wàccee addina gi yëpp lay ëmb moo tax lii ëmb na addina gi yëpp la yàlla na yaa defal si sutura ba xale yi nga xamante ne ñoo ay volontariat lañu ñoo ñëw jël seen kantan ak seen doole def ko ci dëkk yi pour jàppale waa Yoff gépp ñun waa Yoff nañu leen jàppale ñu mooy lan boo ñëwee fekk ab xale wax ak yow rek na nga góorgóorlu nga ak sa jëkku jullit li muy dund mooy wa'tasimu bi hablillahi jamii'an wa laa tafarraqu ànd leen doon benn bu leen texale ko yàlla yaa def ci yàlla may wér mbas mi nañu ñaan yàlla mu jóge fi ndëkk ñu bañ ko jéppi moom mbas mi di ko boo xundu
ah soldaar la boo xam ne boo demee si alxuraan soldaar la boo xamante ne mu ngi maaj te li muy maaj ndig yàlla moo ko sante bu demee ba apam jël day dem ñu boole si ñëpp nag yàlla yaa defal ci kaddu imam Modou Samb imam Momat imam Papa Thiaw dañu yëkk tey suñu kaddu di wax yàlla leen yaa defal jàmm asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaw waaw jërëjëf imam wax ji am na solo trop ndax leeral nga nit ñi ci li nga xamante ne lii loolu la yàlla wax ci mbir mi nga xamante ne bii moom moo dal réewum àddina bi yëpp muy feebar bi fi dugg ba tey it maa ngi si daan Covid 19 bu ndenaat ki nga xamante ne kii moom mooy président wu comité de gestion wu ndenaat ndax bu ñu nee comité de gestion tey jii bu ñu dajee fii loolu mooy li nga xamante ne lii moom moo ko waral képp association bu nekk ci ndenaat ak képp koo xamante ne ki yaa ngi jóg pour liggéeyal ndenaat daanaka yow yaa ngi wéeru si li nga xamante ne ñoom ñooy comité de gestion bi. comité de gestion bi de ki nga xamante ne moom mooy président bi moom moo nekk su ma di joor muy Youssou Ndiaye moom la ñuy jox kàddu gi mu wax ci li nga xamante ne lii aussi moom mooy solo yi ñu dajale fii président ñu ngi lay jox kàddu gi. asalaamaaleykum mbooloo ñu ngi nuyu ñi fi teew yëpp di nuyu waa Ndenaat di nuyu waa Yoff yëpp di leen baalu àq ci koor gi ñu jógee di baal ñëpp tax di ñaan yàlla li nga xamante ne mooy épidémie bi yàlla na ko fi yàlla jëli su gaaw daal di ko si waxtaan bi di profité vraiment di sant waa Ndenaat di sant waa Ndenaat bu baax a baax di sant mag di sant ndaw si jàppale bi nga xamante ni moom la ñuy jàppale plateforme bi nga xamante ni moom la ñuy xam ne nag dëkk mënul dem sans organisation bi nga xamante ne comité de gestion bi instauré na si dëkk bi fii waa Ndenaat ñooñu jàppale ñooñu dooleel lépp loo xamante ni teg nañ ca fi tracé leen chemin ne lii lañ bëgg ngeen jaar si vraiment ñu ngi siy jàppale bu baax a baax donc ñun amuñu lu gërëm leen parce que nit nag soo ko joxee ne ka kàddu gaa ngoog doxalin waa ngoog te dooleeloo ko mu def mu contesté ka kooku liggéey bu dem mais ñun dañu am plaisir vraiment am mbégte di liggéeyal dëkk bi waaw ndax encouragement yi nga xamante ne mu ngi jóge si waa dëkk bi xam ne lépp loo xamante ne ñun instauré nañ ko fi rek ñoom nag accepté nañ ca ànd seen donc ñu ngi gërëm waa Ndenaat amuñu seen bay li waral jotaay bi je crois que muy jiitu wax nañ ko mooy continuité la rek lutte Covid 19 waaw fii ñu toog nii comité de gestion bi nga xamante ne moo institué lépp maanaam Ndenaat comité de gestion moo nekk ci kaw bu ñu koy définir dañ naan pyramide la moo nekk ci kaw di coordonner lépp jóge sa jàkka ja lu jóge si géej lu jóge si équipe bi lu jóge faneen bi loolu amee nag bi nga xamante ne Covid 19 bi dugg si na dañu daje si pilotage comité de gestion au frais yi au mouvement yi nga xamante ne moom nekk Yoff teg benn
plateforme bu ñuy wax daan Covid 19 ci plateforme boobu ña nga xamante ne mooy ASC bi ñu ngi ci biir bàjjeni gox yi ñu ngi ci biir imam ñu ngi ci biir mouvement de soutien yi yu demee ni ñoom Aziden ñi nga xamante ne dañuy liggéey ci wàllu environnement aussi ñu ngi ci biir di profiter ñoom di leen remercier bu baax a baax si liggéey bi nga xamante ne def nañ ko sans oublier la nga xamante ne tey moo fi toogal nguur parce que ñi itam il faut ñu comprendre loolu nguur ay démembrement la état ay démembrement la dafa am lu ñuy wax le pouvoir central de ña ko yor départ si le gouverneur dal ci préfet ñëw sous-préfet la nga naan ak délégué de quartier parce que délégué de quartier ñoo toogal ci village yi toogal quartier yi administration boobu ñu ci moom la Issa Gueye mi yor yore mucc ayib koy encouragé di ko remercier bu baax a baax si taxawaayam parce que plateforme bi moom moo nekk ci kaw moom mooy coordonner toutes les opérations waaw di gërëm aussi ñi nga xamante ne suñuy frère lañ waaw am na suñuy mag am na suñuy rakk muy les anciens militaires yi nga xamante ne ñoo nekk ndinaat de défense et de sécurité yi nga xamante ne ñi ko composé ay anciens militaires lañ ay militaires en activité ay sapeurs pompiers toutes les forces de défense daal pour gàttal ñooñu ñoo jël mbir mi à bras le corps li waral loolu nag mooy xam nga àddina mu entamé dara nga siy taxaw am programme bu leer foo toll da ngay toog di évaluer lan la mbir yi laaj lu war a améliorer nga améliorer ko moo waral ñu érigé fii si Jàkku Ndinaat bii mu nekk siège daan Covid 19 donc si pilotage plateforme boobu ñuy wax le délégué de quartier Issa Kébé nekk ci kaw waaw bii loolu amee nag comme ni leen ko suñu frère bi l'adjudant chef bi daan waxee ñoom ñi nga xamante ne dañu nekk ay spécialistes yi wàllu sécurité jog si ànd ak seen i jarbaat ak seen ay rakk ñu doon yëngu si wàllu sécurité ñoom ñoo ànd di xamante ne instauré fi loo xamante ni mooy xeex wàllu sécurité boobu pour que dëkk bi daal yoon am fi maanaam dootuñu permettre daal mu nekk di def la neex c'est vrai que dëkk yoon lañu ne dëkk yoon lañu ne yi nga xamante ni instauré nañ yooyu dem nañ wax ak kii de droit pour maanaam autorisation boo xamante ni dañuy mën a permettre suñuy forces yi di mën a def ay patrouille guddi gi pour bañ a permettre dëkk bi daa mu neex dugg mu neex génn di def na n'importe quoi mu doon loo xamante ni magi dëkk bi ndawu dëkk bi ñoo ànd ne dañuy assainir Ndenaat parce que ñëpp xam nañ ne l'ordre mondial est bouleversé par le Covid ñëpp xam nañ donc léegi dafa war a yor dafa am loo xamante ni moom la ñu war a tirer ci Covid bi maanaam ku ne da nga war a mettre sa bopp en question xam ne dafa am ay nouvelles donnes ku ne da nga war a defaraat sa bopp boo defaree sa kër defar pénc bi nga xamante ni fa lañ def moo tax nag ñu jóg ñu ni bokk na ci feebar bi la nga xamante ne moom la ñu préfet wax mi nga xamante ni ñëw na fi barki démb ñu recevoir que fii mu ànd ak monsieur Diop chef du district bi Dakar Ouest Dakar Ouest donc muy médecin chef bi ñëw nañu fii mais ñoom la ñu wax vraiment dañuy sax gën a tiital te loolu war na tiital ku ne mooy dafa am de nouvelles donnes yi mu am mooy ñi ñu doon confiné ci hôtel yi léegi mënatuñu supporter hôtel yi mënatuñu leen dégg tellement dañu bari
képp koo xamante ni amuloo feebar bi sa bopp ñoom mënuñu la jël donc dañuy comprendre ne confinement bi léegi ci biir kër yi lay ne donc mu laaj ay nouvel comportement ci wàllu comme niñ ko waxee bañ a beddi boo amee koo xamante ni parce que kii ñuy confiner c'est pas sûr que dafa feebar dañu xelaat ne yor na donc kooku dafa laaj mesure d'accompagnement mu dëkkal ñi mu dëkkal ñoo ko war a apporter mesure d'accompagnement yooyu soulager ko xamal que ne kii nag il n'est pas dit que da nga feebar dañu lay teg en attendant xool ndax feebar mu ngi ci yow bu nekkee ci yow dañuy soog la mën a jël yóbbu la donc loolu dafa nekk ab nouvelle donne boo xamante ni nit ñi dañ ko war a tenir en considération donc di rafetlu vraiment taxawaayu comme ni ma ko waxee sànq dañu cessé jamais de le dire taxawaayu médecin chef bi ak ki nga xamante ne moom la ñu l'administration booree mooy sous-préfet bi am na écoute boo xamante ni vraiment mu ngi koy def ci quartier bi mu jóge fii ñëw def ay évaluation wax ñu feebar bi fan la toll xam ne c'est vrai que président assouplir na ay assouplir nag mënul tax ñun ñu assouplir la mu ñu ñaax mooy gën leen a durcir mesures yi mesures barrières yi nañ ko gën a durcir nit ñi di toll systématiquement ay masques di laver wu chaque 30 minutes fii nag vraiment ñu teg nañ benn organisation boo xamante ni en collaboration ak waa ASIDEN yi nga xamante ci biir plateforme bu lañ ne denaat koñ yëpp teg nañ fa benn checkpoint boo xamante ni pour ñi nga xamante ne dañuy dugg ci dëkk bi parce que jàpp nañ ne denaat position géographique bi mu ne ubbeeku boobu ci li nga xamante ne moom la ñu spécialiste yi wax nee nañu feebar bi du am microbe buy daw du microbe buy dox microbe la boo feebar la boo xam ne ci biir ay nit la ne ñu koy transmettre ay nit loolu moo waral nag mesure braconnière yii ñu jël ko mooy denaat dootuñu permettre commencé nañ ko mais dañuy programme la buy continuer dootuñu permettre ku fi dëkk ak ku fi dëkkul di dox ci biti au-delà des heures permises maanaam couvre-feu commencé de 28h jusqu'à 5h loolu nag dañuy ñaan vraiment mu dox mu war a comité de gestion yi nga xam ne dafa nekk ci quartier yi ñu jàppale ñu ba li ñu instauré fii ci dëkk bi mu mën a nekk ay relais bu ñu ko xelee loolu ci dëkk bi fii rek te amul ci yeneen quartier bu am njëriñ te xeex bi nga xamante ni moom la ñuy xeex Covid 19 bi wàllu sécurité bi daf ci am aspect bi am solo am na solo trop parce que loolu mooy waral ñu mën a assainir mbedd yi li nga xamante ni moom la fi waa Kër Santé wax ne nañ ko doxale nit ñi doxale loolu donc ñu xam ne checkpoint yi nga xamante ne mu ngi ci dëkk bi teg nañ fa ay éléments yoo xamante ni ñooñu seen am nañ mission de veille am mission de sécurité képp koo xamante ni dugg nga ci dëkk bi takkuloo masque mesure barrière yi nga xamante ne instauré nañ ko toppatoo woo ko dañu la wax de gré ou de force nga accomplir loolu raxasu takka masque boo amul masque ñun dinañ teg ci checkpoint yooyu ay masque yu jaay la bu fekkente ne ndëkk da nga nar a dindi loolu nga xam ne moom lañ fi teg en collaboration avec les services de sécurité à savoir gendarmerie police ak le préfet bu boobaa ñun dañu lay jël jébbal la yoon parce que am na loo xamante ne désordre boo xamante ne dootuñu ko accepté ci dëkk loolu nag ñëwuñu pour menacer kenn mais dañu ñëw vraiment pour sécuriser dëkk bi dañuy ñëw vraiment pour assainir dëkk bi parce que loolu la laaj nit ñi dañu war a am de nouveaux comportements boo gisee feebar bi lu bëri muy propagé wu ba ñu naan district bii nga xamante ministre de la santé ci boppam fu mu dëgg la feebar bi gën a baree loolu gàcce la loolu war a gàcce ci bépp Yoff ak feneen foo mënta tëddee loolu gàcce la donc lu ñu war mooy nañu ànd ensemble xeex li nga xamante ni moo fi nekk feebar bi ab xeex la masama xeex dañ ne ab guerre la loolu la président décrété ne guerre la ñu jëm waaw donc personne n'a le droit toog te impliqué wu la ci lutte bi donc ñuy wax ne ndenaat ñi fi ne day booloo nañu te li nga xamante ne mooy dispositif yi ñu teg en place du ñu ci dellu ginnaaw c'est bien mûri et réfléchi
dem seeti ñi nga xamante ne les autorités sur le plan administratif ba ñu jox ñu autorisation defe naa délégué yi war nañ leen ko sànq mu ngi nii donc ñun am nañ autorisation de patrouille boo xamante ne moom la ñu teg si dëkk bi moom moo nekk nii donc am nañ autorisation de patrouille boo xamante ni guddi à partir de 28h suñu force yi dinañ descendre sur le terrain coin et recoin du quartier képp koo xamante ni da nga nar a violer suñu réglementation bi dinañ la jël jébbal la yoon gënaluñu nag parce que ñun dañu fi ne pour protéger nit ñi mais lépp loo xam ne day indi kaaraange lépp loo xam ne day indi ak biir dañu si taxaw xaar suñu tànk bay parce que loolu lañu fi tegee mais mission la boo xamante ni ñun ak lu ñu mën a taxawal te waa quartier yi dans un premier temps jàppuñu si du dem lañ leen di ñaan mooy ñi nga xamante ne ñu dëkk si dëkk bi nañu xam ne feebar bi du jaaxaan feebar bu bees la feebar bu bees nag dafa laaj ay comportement bu bees c'est pas trop compliqué amul garab yoo xamante ni amul garab nag la siy mën a musal mooy fagaru te fagaru bi c'est pas compliqué takkal masque set loolu yombat loolu ku ne war nga ko mën a ko installé sa kër donc ñu leen di ñaan ñi nga xamante ne moom lañu taxawal fii muy seen ay nijaay ak seen ay papa yi nga xam ne dañu bàyyi seen i soxla nekk ay borom kër nekk ay responsable bàyyi seen ay nelaw bëgg ñi am en sécurité am wér vraiment la ñuy ñaan ñi mu yomb na mooy jàppale leen ci loolu ñu bàyyi dajaloo yu bari yi li nga xamante ne aussi mooy cambus yi nga xamante ne mu ngi am ay uddi aussi yooyu ñu ngi leen di xamal ne loolu dinañ jóg pour éradiquer bu loolu weesoo dinañ wax aussi wàllu sécurité de façon générale ci quartier bi mooy dañuy assainir dëkk bi nag dafa am ay yoo xamante ni dès à présent dañ koy yoo xamante ni ay jëfin la yu pervers yoo xamante dafa nekk ci dëkk bi maanaam seetlu nañ ne dinaa actuellement dafa nekk benn plaque tournante ci waa affaire drogue te loolu ña koy def dañ leen di alerter léegi dinañ jaral lu ne muy ñi koy def ci dëkk bi fii dinañ leen identifier bu laajee dem waxtaan ak ñoom bu yaa laajee nag yóbbu yoon dinañ leen yóbbu ci yoon parce que du ñu bàyyi xale avenir u dëkk mooy ndaw du ñu bàyyi xale yi ñu dugal leen ci yooyu duñ ko accepter en tout cas ñi nenaat fii ñëpp xamante ne képp koo xamante ne da ngay jëfloo yooyu nañ ko bàyyi boo ko bàyyiwul en tout cas di nga ñu gis ci sa kanam dinañ jëflante ak yow la ñu mën nag mooy alerter ne ci alerte lañ toll maanaam képp ku koy def di fi dural drogue quel que soit drogue bu mu mënta doon nga bàyyi ko waa dëkk bi soxlaawuñu loolu la ñu soxlaa mooy ay jeunes yu sains dans un corps sain loolu lañ soxla mais bëgguñu ñuy jël ay drogue di ko dugal fii ñuy seetaan ñu koy jaay muy lor suñu ay doom duñ ko accepté donc loolu nag ñëpp xam dañuy assainir dëkk bi te duñ si bañ dara duñ ko si bañ parce que waxtaan nañ ñi nga xamante ni ñoo yor nga kenn dëkk bi waxtaan ak ñoo xamante ni ñoo yor kenn Sénégal à savoir sous-préfet ak ñi nga xamante ni mooy les forces de sécurité et de défense te ñëpp nag ils sont prêts pour collaborer ak ñun ci loolu fu ñu laa yegg foofu nag de grâce mu ngi leen di ñaan ñi fi nekk di suñuy frères di jëfandikoo yu mel noonu di ko fi dugal vraiment ñu arrêté waaw parce que déjà def nañu xool saytu nañ dëkk bi ça je vous le dis tout de suite saytu nañ dëkk bi ñi ko fiy def am na ñu ci xam waaw dinañ dem dëkk sol suñuy tànk dem waxtaan ak ñoom parce que suñu ay frères lañ mais lépp loo xam ne day yàq société nag ñun suñu devoir moo jox xeex te dinañ ko def loolu daal mooy li nga xamante ne waru mooy loo xamante ne mooy message bi ñu leen doon lan lancé vraiment di gërëm waa Ndenaan gërëm leen biir gërëm leen biti di gërëm aussi waa Yoff bu baax a baax di wax ne Salange lañ yor Salange bi mooy yàlla moo nattu sunu maire di ministre Abdoulaye Diouf Sarr nekk santé tey defe naa rafetul moom ñu nekk yaay ministre de la santé et puis sa dëkk moo gën a impacté te li ëpp si loolu li ko indi indiscipline si la loolu il faut ñu accepter
faut qu'on change de comportement nit nag organisation boo gis discipline mën ngay tax a doon discipline nag day ànd ak xol te ñi nga xamante ne yàlla def na muy ndenaan mu faneen am nañ ay nit yoo xamante ni sont suffisamment formés pour loolu ñoom lu ñu soxlaa bara yoon mooy ñoom lañ fi teg ci wàllu discipline nañ si topp jàmm am ñëpp am jàmm ñu am jàmm fii dëkk bi mën a naat fa mu waroon a tegu mu tegu fa loolu daal mooy li nga xamante ni moom la ñu di woon tey mu ñor ñu lool parce que li ñuy wax nii comme ni mu ngeen ko waxee rek bu ñu ko doxalee ndenaan doxul ci dëkk bi tam du dem message la boo xamante ni ñu ngi koy lancé Yoff yëpp parce que ndenaat toq bu ndaw la si dëkk bi te Yoff ñun ñëpp ñoo ko bokk bu ñuy assainir Yoff yëpp la ñu war a assainir mais mën loolu assainir benn gox bàyyi gox yi si des loolu nag di lancé encore message comité de gestion yi nga xamante ne dafa nekk si quartier yi ñu jëm a taxaw si loolu dañu si taxaw surtout loolu moom bu taxawee ba discipline ñu instauré discipline bu loolu bu boobaa du fi yàgg mais indiscipline fu mu sax feebar bu ndaw sax bu ñëwee dafay tas donc te ñun amuñu ay moyens te Covid bi am na lu mu indi li mu indi mooy ñu ëpp doole si àddina ñoo gën a daan ñu gën a néew ñoo gën a néew loolu nag yàlla mooy am lu muy wane message yooyu nag nit ñi dañ ko war a décortiquer jéem a changer suñu comportement jéem a yaru suñu bopp jéem a yar suñuy njaboot donc daal loolu mooy li nga xamante ne moom la ñuy ñaan ñin ñi li nga xamante ne daal instauré nañ ko fii jóguñu pour imposer kenn mais nag loo xamante ne day yàq bul bañ ko si mere boo waree taxaw wax dëgg waxal nit ñi dëgg waaw ñu taxaw à bras le corps mën a xeex li nga xamante ni mooy kii parce que loolu la ñu autorités yi sant moo tax nga dinañ fi ne ñu ngi ne fii mooy siège bi donc plateforme bi sont ouverts képp koo xamante ni am nga loo mën a yokk wala bu day xelaat baax na leneen lu mu mën a doon baax na loo xamante day yokk dëkk bi daal nous sommes ouverts képp koo xamante ni am na loo ko mën a apporter ñu ngi fii chaque jour fi la ñuy ne fu ñu toll la ñuy def évaluation lu manqué ñu jëm ko moom la xam ne addina noonu rek la quoi da ngay dem di ay erreur bi am ngay jëm a changé donc ñu ngi lancé appel ñëpp ñu ngi lancé appel waa Ndenaat ñu ngi lancé appel waa Yoff yëpp de façon générale ñu jàpp si xeex parce que dootul ab xeex sax mais ab guerre la te assouplir nañ mais terewul yëf yi mu ngi gën a continuer donc la fa des rek mooy jëm a changé comportement te loolu mu ngi jaar si nit ku ne mën na yar sa bopp la nga xamante ne mooy yi ñu fi instauré ñi ñu mën si topp daal donc gërëm nañu leen sant nañ leen wasalaam. waaw waaw jàll na de Jo. waaw Jo. waaw seen exposé da ngeen war a wax Ndenaat fi mu déparé ak fi mu yem limitation bi ngeen wax ko ngeen si ko. dina déparé ak fi mu yem. waaw. ok gars yi xam nañ waaw. mais mën na wax Ndenaat waaw d'accord.